ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ci weer bu tedd bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ñu suturaal ñu may ñu kàttan bu ñu ko waralee ba koor gi jeex tey nag ancien joueur yi RS Yoff yi ñoo ñëwoon di def journée de don journée boo xam ni dañ ko doon dox ci wàllum social di ko jagleel ñi nga xam ni dañu nekkoon ay footballkat wala ay dirigeants yu nekkoon ci équipe bi te tey ñenn ñi suñu borom def tey ñu dawal jiituñu ñenn ñi ñu nekk fi ba léegi ñu ne woon dañuy dem tey ci weeru koor gi dem seen kër yi sargal leen ñenn ñi ñu demaat seen i njaboot fàttali leen ni ñi nga xam ne jiitu nañu ku mel ni yaa ngi dëkk aéroport fa leen jiitu dem nañ fu mel ni Tongoor si xool yi benn ancien joueur. dem aussi ndinaat seeti Papa Coxo mi nga xam ne moom it suñu borom jël na ko di leen ñaanal ñoom ñi xam ne jiitu nañu suñu borom ba yàlla na leen jéggal sàmm njaboot bi ñu fi bàyyi loolu moo taxoon tey ñu déplacé wu jël ay dons dem jox seen i njaboot dimbali aussi ñi nga xam ne ay anciens joueurs lañ tey yàlla def seen loxo jotatu seen ginnaaw ñu dem dimbali leen loolu association bu ñu naan ARFI nekk ancien joueur de la RS Yoff ñoom ñoo def loolu. mu nekk kuréel boo xam ni ay doomi Yoff la ak ñi nga xam ne dañu doon football Yoff te nekkatuñu biir Yoff ñu créé benn association dox ko ci wàllum social mu nekk entre-aide ñu ci dimbalante mu ñu am ay membres yoo xam ne tey am na ay xale am na ay mag yàlla def tey ma jiite leen nekk seen président ñu am ñoo xam ne ñoo chargé yi mu mel ni ku mel ni Sëru Ñaa dëkk Njinaat mu nekk suñu mag boo xam ni moo ngi suñu ginnaaw chaque jour ñu mel ni Mamadou Ñing ñu naan ko Liki Thiaw ñoom ñoo ngi si biir ak rep de nekkoon Dagoudane ñu nekkoon ay joueurs équipe bi ñoom ñu ñëw magal ñu àndox ñun ñuy dox si wàllu social pour tey ñoo ngi Dagoudane actuellement nii jëm kër Père Ñinga defe naa nekk na koo xam ni kenn ko présenté tey si Yoff ndax nekkoon na koo xam ni bëggoon na équipe bu Yoff ba nga xam ni da nga doon yaakaar ni moom njabootam la yoroon te njabootam la sax ndax man anecdote bi ma ci am mooy nekkoon naa joueur du RS Yoff ñun kër Père Ñing lañ daan regroupé këram dañ daan jóge suñu kër fajar moom mu ñëw ubbi saalam fajar ñu fay entraîner pour dem jouer cadet ak junior loolu ku ko mënal Yoff rek yaakaar naa ne defal nga Yoff lépp kon tey néew ñu sax ñun dañ koy dem pour fay ko mais dañuy dem pour rendre ko hommage si def ba mu xam ni daf ñu ko njaboote woon ubbi loon ñu këram yaatal ñu loo xam ne Yoff gépp ñoo ko moom Yoff gépp ñoo ko bokkoon moom mu jëloon ko di ñu yóbbu këram ñu fay regrouper matin et soir mu yaatal ñu si këram defe naa loolu nekkoon na lu am solo tey ñu demoon di ko rendre hommage di ñaan rek suñu borom subhanahu wa taala moom mi dara tëwul mu sàmm ko mu bàyyil ñu ko fi suturaal ñu suñu équipe bi nga xam ni mooy RS Yoff fi mu toll nii suñu borom jëlee ko fa yàlla may ko ay ndam incha allah ba mu mën a maintenir ci division bi mu nekk. waaw motivation boobu li ko indi mooy bi ñuy créer association bi. dañ doon ànd dem di football yi rek ñu dem ba ci biir ñu xalaat ni ñun kat am na ñu nekk si ñun ñoo xam ne tey seen loxo gëtu seen ginnaaw parce que yàlla am bi yëpp yàlla def na ni bokkul ñu ne pourquoi pas ñu créer benn association boo xam ne dañuy dimbali ñun suñu biir même ñi nga xam ne tey dañu nekkoon si équipe bi yàlla def mënatuñ ko ñu dem di leen dimbali mu nekk association boo xam ne ñun doxuñu si politique doxuñu si leneen mais si wàllu entre-aide rek la ñuy dox ok jërëjëf. ko gisee rek yéen a ngi ak seen chaîne Yoff TV tey les anciens footballeurs de RS Yoff ñu ñëw seet sa ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen i kilifa ñoo leen dalaloon ci li nga xamante ne moom mooy football bi di def journée de don kit alimentaire dem fu nekk seet leen waxtaan ak ñoom papa ñi ngi tey xale yi def délégation andil la lii seet si la nan nga dundee loolu nga xamante ne moom mooy déplacement. sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax. Bon, je vais essayer, mais ça va être dur. Parce que quand même, ils ont beaucoup fait pour le village. Mais malheureusement,
xëy na loolu la yàlla dogal ñii te ñu bëgg équipe yi Yoff ay combattant lañu te ñu mas a combattre léegi rek bon léegi xale yi léegi duñu du sow et c'est dangereux benn exemple rek la leen di jox benn assemblée bi passé nii j'étais pas au courant par pur hasard tama taal rek ma gis ngeen di mu ne woy ça c'est quoi waaye te gis naa fa na ñeneen ña fa ñëw te ñu leen invité on m'a dit moi de toute façon kenn mënu ma génn ci équipe bi ça c'est sûr j'ai fait 43 ans dans l'équipe là 43 bu ma géntoon ne yéen da ngeen di ñëw fii te ma leen génneel ay documents yu ma am fii en commençant par le professionnalisme ba léegi nii mais man toujours boo ngeen demee ngeen laaj lagay chaque jour que je fais dama koy laaj nan ngeen def bu ma demee ñu topp am li ma lijjanti ma ne leen de lagay man lagay laay bu ma gis ma koy dankaan bu ma gisee loo xam dama ne kan boo demee ngeen def nangam ak nangam bon xaw bu ñu defee ok bu ñu defee ak mais lii heure ba heure mooy vraiment équipe bi bu yàqoo ñun ñëpp ñoo la yàqu il faut pas hésiter mais aussi nit ki aussi boo nekk dirigeant te doo wax ñeneen ñi nit ñi aussi duñu am courage ñëw wax ak yow parce que bon moi j'ai interprété une fois am na ku ma interprété si ñoom parce que dama ñi ma si miin wax naa ma ne leen man j'ai rien contre Ndiamé ça je le dis à haute voix parce que Ndiamé ba muy dem fédération moi j'ai des témoins maam Ousmane maam Issa nga fa ñun te ñu dañu mën a leen mën a maam Ousmane maam Issa nañu jël Ndiamé mu dem quoi qu'il est jeune mu dem à la fédération ba muy dem on lui a dit Ndiamé boo demee tout ce que tu kii rek prends ne laisse rien waaw jëlal malheureusement bon mu demee mais kiwul mais moo am poste commissaire au compte pendant 2 ans il a fait ça alhamdulilah mais benn défaut rek la am benn moo man sax aw ma WhatsApp yow sama kër xam ne gis ne dañ may rey la seule chose ba nga xam ne moom la ñu war a def bu mu tontunte ci WhatsApp il est le président du club les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent mais su fekkente ne lu ñu wax rek nga tontu mais bu yàggee loolu du defar au contraire moom dafa war a encaisser je vous raconte une histoire boobu cinéma Yoff bi ba nekk fii ñu def assemblée générale ay boo jóge yu bëri jóge na ngaañ ñoom ñoo ñu woon pour assemblée générale bi de te ñu doon dem foofu ba liggéey Issa Ndiaye mooy président de séance bi ñu toog loolu parce que après ñu laaj par ñu ne yéen xamu leen dara yéen a sàcc ñu koppar yàq ñu boobu koppar amul nous on se cotisé am na ñoo xam ne fii léegi lii waa ñii xam nañu li may wax xam nañ ko su fekkee ne du dëgg ñu ñu ko tout de suite on se cotisé nous on paye avant le professionnalisme ils sont témoins ñii dañu am 30 000 ñii dañu am 25 000 chaque mois na fa benn lañ ko jël non on se disait bon chaque fois bu weer dee ne ku nekk indi nangam j'ai compris bugguma sax wax ku nekk li mu doon andi mais c'était extra ñoo doon fay courant ñu fi kii ku nekk na non ma xëccoo ku nekk looy kii mais yooyu kooku unité boobu et alors on était discipliné mais léegi bon d'accord football bi dafa évoluer mais nit ñi aussi évoluer nañu regret bi ma am rek vraiment li Ablaye Diagne gis nga kii ma ne kan Ablaye mais yow résultat yi xanaa gisul le résultat bi mu ne ma sii ñu te ñu suivre tous les jours que je fais te ñu suivre programmation bi même programmation bi bii ñëw nii sànq laa ko xool mi et puis ñun te ñuy def ay affaire mais gis nga moi j'ai peur d'aller là-bas leur def leen nangam parce que bon jamono bi dafa neexul léegi da ngay dem wax nangam daan bàyyi nga jox leen nangam ñu gañale ñu ne mu fendi lu yàq que ku toog 42 ans ci équipe kooku bëgg bañoo ko et ça me fait mal quand on ñu gañ bi may bàyyi sama kër ngi nii te ma togg sax mën a def damay bàyyi ñun mooy pas bi tey suub rek 1 match 2 match demuma 3 match demuma 4e match yi mun a ñu ne pourtant pas bi il essaie de tenir j'ai tenu mais vraiment ba tey jusqu'à présent ba y a quelque chose qui colle pas parce que man à 23 ans la commencé nekk ci équipe bi bu ma leen wanoon diplôme au niveau de la FIFA da ngeen ñëw te stage séminaire yi fi ñu ko doon defee da ngeen naan non
c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse même pas. J'étais parti pour le village bon dëkk bi ñun ñoo ko moom il faut que ñu juboo il faut que ñu bu ñu am complexe wax nangam ak nangam mais non ñun gis nga man je ne peux pas mentir parce que Serigne Babacar lañ ma tuddee ça c'est pas possible je ne peux pas mentir bu ma ko defee gis ko mais ça fait mal hein ça fait très mal. waaw comme ni ngeen ko gisee rek xam naa ne du doon loo xamante ne lu ñuy mën a continuer mais dañ koy ñaanal rek li nga xamante ne moom la délégation bi di anciens joueurs yi def tey jii ni mu doon luñ koy ñaanal lu geste boo xamante ne déplacé wu nañ ñëw jox la ko pour nga jàppale ko ci li nga xamante ne moom mooy koor gi ñu di la jaajëfal bu baax a baax di la wax ne dinañ la jël incha allah defal la 100% sport nga wax ñu li nga xamante ne moom mooy RS Yoff na mu sosoo ak fan lañ demee ba egsi fii nga xamante ne moom mooy match bi incha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. waaw comme ni ma leen ko waxee depuis sànq ba léegi rek ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Yoff Layeen ñu ñëw seet si koo xamante ne ci ku yàgg sonn la ci lii di RS Yoff Khalifa nuyu nañ la. ñu ngi leen di ziar Bouba di ziar waa RS Yoff. waaw tey ñi nga xamante ne moom mooy ancien RS Yoff yi ñëw. waaw ancien RS Yoff ñëw tey jii seet si leen def don bi nga xamante ne moom mooy kit alimentaire bi ñëw jàppale leen kon ki nga xamante ne moom mooy tonton Pa Mansour tey jii nii lan nga ci mën a wax. waaw mais gannaaw buñ sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu lii bu baax a baax di gërëm nag képp ku nekk si regroupement bi parce que ñii ñëpp samay grand lañ yow sama siste nga ñëw kon classe waaw bon lii moom franchement di ko rafetlu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla lépp loo leen man yàlla na ko yàlla yokk sutura si yokk teraanga ji weeru koor wi nekk lépp lu si waaye defit buur laaw tabaraka wa taala yàlla moo la koy fayal yàlla na yàlla fayal boppam en tout cas kontaan nañ trop am nañ mbégte lool nag di leen gërëm bu baax a baax nag. waaw ziaraat ñëpp yokk si rek déjà suñu kër lañ ñëw parce que pour rappel Baye Mansour ñun bi ñuy football moo doon intendant bi doomam bi suñu coéquipier la donc ci association bi la bokk en même temps donc ñu ñëwoon juste feddali kóllëre rek comme jiitu nañu ñu ñaan yàlla fa mu nekk noonu gënal ko fi mu jóge woon voilà donc njaboot gi mu fi bàyyi tamit mu dëgëral seen taxawaay yokk xewal yi donc loolu moo doon tàgg yi. waaw comme ni mu ko waxee rek Pa Mansour ñu di ko ñaanal fe nga xamante ne fa la tëdd yàlla yokk ko xale ko àjjana di ñaanal association bi aussi tamit nag lépp lu ñu mébét si lii yàlla na leen ko yàlla fulal ba déwén ñu yokkaat fi li ñu doon def defe naa dañuy demaat rek seetiwaat beneen ancien joueur wala ancien internat bu nekkoon. waxee depuis sànq ba léegi ñu ngi doon def li nga xamante ne moom mooy distribution kit alimentaire yi nga xamante ne ancien footballeur yu RS Yoff ñoo ko organisé tey nag ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy que tonton Mahet fekk ñu ko fii ndax moom dafa génn àdduna mais doomam a ngi fii tey moo ko représenté li nga xamante ne moom mooy ancien joueurs yi def délégation ñëw andil la li nga xamante ne moom mooy kit alimentaire bi jàppale leen ko ci ndogu bi ñu bàyyi la nga nuyu ak askan wi. waaw salaamaaleykum dama kontaan daal parce que affaire bi daf ma jëlee kaw waaw vraiment maa ngi leen di remercier daal aw ma dara lu ma wax ba vraiment waaw Mahet moom defe naa seen Mahet la woon wax dëgg yàlla. waaw comme ni mu ko waxee rek émission bi moo ko xaw a jàpp mais ñu ngi ñaanal paa bi wax waaw président ñu bëggoon rek nga yëkk ci quelques kàddu. waaw defe naa dina nekk ay kàddu yoo xam ne amaana dina ma di sax. parce que Mahet toll woon na ma man fu sori
ndax yàlla def na sama grand frère la woon nekkoon dirigeant ci équipe bi tey yàlla def association bi ñu nekk aussi mën ma jiite ko gars yi tànn ko pour ñëw sargal ko rendre ko hommage aussi dafay nekk lu am solo vraiment man j'ai pas de mots quoi que su ma waxee si ma xet rek sama xol dina tooy daal jaajëf. waaw rek xamante ne moom. asalaamaaleykum waa Yoff ñu leen nuyu di leen ziar ñun ñuy association boo xam ne ñu ngi tudd ARSI ancien joueur RS Yoff association boo xam ne nii dafay dox ci mbirum social tey nag ñu ñëwoon fii seet c'est madame Mehet doon ko indil benn kit alimentaire pour jàppale ko ci koor gi parce que non seulement relation particulière yi ma amoon ak Mehet mais relation yi nga xam ne aussi daf ko amoon ak ñun en tant que joueur et dirigeant mu doon ay relation yoo xam ne nii vraiment c'était très spécial parce que da doon bàyyi njabootam di ànd ak ñun fu ne buñ ñëwee këram mu génne bàyyi njabootam ci biir ñëw toog ak ñun ci mbedd mi ba yenn heures yi donc ñu koy ñaanal aussi fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee te ñaan yàlla aussi li nga xam ne nii moom suñu mbébét nii yàlla may na ñu àggali ko ba at mu jot ñu mu gën a yegg foo xam ne daal wax dëgg yàlla kawe na suñu njort macha allah alhamdulilah jërë ngeen jëf. Sowru tonton Sowru tey ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy Kër Moukhét ban émission. waaw muy ñu kontaante bu baax a baax am xol bu xaw a fees tuuti rek ndax bi ñëwee fekk soxnaam si xaw a kii daal mooy loolu daal parce que Moukhètam ñëpp la woon daal macha allah ñu nekkoon ak moom RS Yoff muy koo xamante ne vrai dirigeant la woon waaw di ko ñaanal yàlla bu baax a baax fan lu gudd wér gu yaram. waaw ñu di leen jaajëfal mbokk téléspectateur Yoff TV tey lii leen amaloon defe naa dañuy demaat rek dese nañ beneen kër bu ñu war a dem seeti leen defal leen teraanga gi nga xamante ne les anciens footballeurs RS Yoff ñoom ñoo ko amaloon tey ji sànq ba léegi ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy kër tonton Mbaye Diouf Dia Mbaye Diouf nekkoon koo xamante ne moom tamit ci dirigeant yu RS Yoff la woon mu génn àdduna nag ñu ñëwoon seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy famem soxnaam ak ay doomam les anciens footballeurs de RS Yoff ñoom def li nga xamante ne moom mooy kit alimentaire bi ñëw jàppale leen ci koor gi ñu nekk ak maman nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay. waaw ñu bëggoon rek nga sànni si kàddu. waaw li ngeen wax day dama si kontaan trop ndax Mbaye Diouf moom man xamoon naa ne si dafa sonn si Yoff dafa sonn si équipe bi sonn si Yoff gépp ndax man ne woon naa terrain comme xam nga bi muy génn àddina sa bés boobu maa nga fa woon kay ñaanal yàlla na suuf ayo si kawam. di ñaanal waa Yoff gépp li ngeen def ni moom geste bu rafet la kontaan naa si yal na leen yàlla jàppale yokk seen wërsëg yokk seen sutura waaw amin comme ni mu ko waxee yàlla na suuf yow si kawam tey nag li moo doonoon dernière personne bi nga xamante ne moom lañ defoon tey déplacement bi ñu ñëw seet si leen ànd ak les anciens footballeurs RS Yoff ñu doon joxe kit alimentaire yi prési tey jii nii looy tàggatoo ak askan. waaw dañuy sant yàlla rek di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax suñu borom moo mën lépp jaam bi moom dafay mbëbët dara rek ñaan suñu borom mu sottal ko te alhamdulilah la ñuy waxaat ndax yàlla def na bi ñu commencé mbir mi di ko dox mu nekk loo xam ni social la tey ñu nekk tey ci bisu tey bi ñu mujjee kër Papa Mbaye Diouf bi nga xam ni toll woon na fu sori ci ñun ci football doomam aussi Baye Mbodj nekkoon footballeur ci équipe bi yàlla def aussi mu fekk ji ko. di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala moom mi dara tëwul lim ñu teg noonu nangu nañ ko waaye mu naatal kër gi mu sàmm njaboot gi fi nekk mu suturaal leen ndax Mbaye Diouf nekkoon na koo xam ni vraiment boo xoolee bëgg footballam sax la yàlla mandarga ci bi mu koy yóbbu terrain la ko jëlee kon mu nekk loo xam ni vraiment lu kenn mënul wax la waaw lu kenn mënul wax la di ñaan rek yàlla sàmm njabootam yàlla teg leen loxo di ñaanal association bi yëpp. képp koo xam ni def na si dooleem ba tey ñu mën a def lii nii ñoo ngi lay ñaanal gis nañ ñëpp ndax bi ñu waxtaanee rek ba gis ñenn ñi gis nañ ñi ci def seen doole ñëpp yéen aussi waa Yoff mbooloo ñoo leen di sant di leen gërëm ndax bi ñu leen oowee laajoo leen ñu dara da ngeen ni comme mbirum social la yéen it ci ngeen bokk da ngeen di jóg ànd ak ñun te noonu ngeen fas yéene di ànd ak ñun pour toujours di leen ñaanal yéen tamit li ngeen ut yàlla leen ko yàlla defal di ñaanal membre association bi yëpp. surtout suñu grand sowru mi nga xam ni moo ñu mag mais dafa bàyyi yitteem yëpp nekk suñu ginnaaw teete ñu vraiment grand jërëjëf encore ñoo la koy wax ci kanamu Yoff gépp di ñaan suñu borom mu sàmm la sàmm sa njaboot moom ak grand l'équipe vraiment daal amuñu seen fay ndax boobu ba léegi ñoo ngi nekk suñu ginnaaw lii nag association anciens joueurs yi la
waaw association anciens joueurs yi nga xam ne dañ nekkoon Yoff di football ñoo créé association boo xam ni dañ def ndimbal di ko dox ci biir Yoff di dimbali aussi anciens joueurs yi nga xam ne tey yàlla dafa def seen loxo jotu seen ginnaaw ci mbiru bu ne wàllu bu ne waaw yàlla na yéex nag mais incha allah daal duñ ci daw dara. ba si tey ci gis nañ ne dem ngeen fii nga xamante ne moom mooy Kër Yang aéroport ak ki nga xamante ne moom mooy Dicko depuis Tongo dem ngeen seet. waaw parce que Yang aussi dafa nekkoon ancien footballeur moom it ñu bokk ci ñi dawal ñi nga xam ne suñu borom da leen teel a jël jaadu na bu ñuy def lu mel nii ñu def benn kit dem yóbbu ko njabootam aéroport te Dicko aussi situation am ñëpp gis nañ ko lu ko suñu borom teg la ñu nangu ko it comme nañ koy waxee woon këram nag ne bu fekkoon nit moo ko teg amaan dinañ dal ci kaw mais yàlla moo ko teg ñu nangu ko moo tax bu ma ci wax sax émotion laa àndal moo tax vraiment ñu jégal ma ci kàddu bi rek. waaw comme ni ma leen ko waxee mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ngeen àndoon ak ñi nga xamante ne moom mooy les anciens footballeurs jaar fi nga xamante ne moom mooy RS Yoff tey ji ñu organisé woon journée don bi nga xamante ne moom mooy social bi jàppale ñi nga xamante ne jaar nañ ci équipe bi muy ñu leen mag ba si ñoom ñu maaseel ñu di leen jaajëfal bu baax suñu limee ñoom ñëpp dañuy juum di leen ñaanal li nga xamante ne moom lañ def tey ji bu déwénee yàlla ful ko yàlla jàppale leen ba seen association bi lépp loo leen ci bëgg rek yàlla taxaw leen di leen wax ne incha allah 100% sport dinañ leen invité ngeen ñëw toog ñu waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy association bi di remercier président bi remercier aussi tamit nag ñi nga xamante ne moom lañu fekk fii muy famille Mbaye Diouf ñu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat rek dig daje beneen kii ak waa Yoff TV merci beaucoup.